salaamaaleykum internet Galaxy TV International di am mbégte retrouver leen ci actu 7 sur 7 tey ñu fas yéene jukkil xibaar yi nga xamante ne ni moo fës ci semaine bi yépp du lundi au samedi lépp li nga xamante ne ni fës na ci xibaar ñu fas yéene ko dégtal maintenant dañ koy daal di dooree ak jooy ndox bi nga xamante ne ni Sénégal ba mu daj ñu koy jooy rawatina yi fare ci banlieue bu Ndakaaru ak ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci région yi. ñoom nag xam nañ ni ay biir a ngi ni ndox mënul génn ci seen robinet waaye nag kii di directeur de l'exploitation bu Sen'Eau di société des eaux bu bees bi nga xamante ne ni moo daal di remplacer SDE moom Njeri Ba daal dina xam ne ni li nga xamante ne ni moom la Ndakaaru daal di soxla ci ndox lim bi bari na lool mën nañ ko xayma si 100 millions de litres d'eau moom nag leneen lu mu yokk xam ne mooy Ndakaaru kenn mënul xayma ménage yi maanaam famille mënuñu koo xayma exactement ba xam lim bi ñu soxla ci litre d'eau waaye ñoom ñu ngi def seen képp kattan ba askanu Sénégal mën a jot ci ndox mi. bokk na ci xibaar yi gën a fës ci semaine bi ubbite l'école yi ñu fas yéene reprendre jëwriñ bu gàllu lépp lu jëm ci wàllu bu jàng meeg njàngale mi di Mamadou Talla moom daal dina xam ne ni élèves yi def examen moo xam ne nekk CM2 troisième BFM wala baccalauréat le 25 juin incha allah xale yi dinañ delluwaat ci classe yi ngir rek mën a reprendre seen cours waaye tam sauver année scolaire bi. yokk na ci biral ay date yi nga xamante ne nii lépp lu jëm ci examen dinañ ko door loolee nag ñu fas yéene ko amal le 20 août 2020 lépp luy examen dina fi door waaye nag mu mel ni ñi fas yéene door examen mooy ñi def classe CM2. bokk na itam ci xibaar yi wàllu yoon dañ ciy àddu jëmale ndax boo seetloo semaine bi yëpp ñu ngi waxtaanee ak Cheikh Yérim Seck moom muy journaliste investigateur am na ci ay wax yu doy waar yu mu daal di siiwal ay déclaration jëm ci wàllu guerre corruption waaye itam ay luubal ñeel Batiplus ak entreprise la bu fare fii ci mbirum Sénégal waaye ab famille la ci daal di biral moom mooy famille Farès ñooñu nag kenn tegu leen loxo waaye Cheikh Yérim Seck moom jot nañ ko mettre en garde à vue lu toll 48 heures maanaam ñaari guddi moom nekk na ko ci gendarmerie yi fii ci Dakar waaye nag moom bàyyandi nañ ko teggi nañ ko loxo mais terewul benn yoon mi ngi sous contrôle judiciaire ñu koy surveiller ba tey ñeel information yi nga xamante ni moom la yëkkati waaye nag moom wéetu ci xeex bi ndax bépp kuréel bu yëngu ci wàllu journalisme fii ci Sénégal suuf na ci seen yoxo xam le ne rek ne journaliste bi dafa war a denc ay sources moo ko siiwal loolu yoon moo ko may waaye nag ñoom fexe nañu rek ba Cheikh Yérim Seck saa si may atelier mi ngi ci njabootam moom nag xam le ne ni naam yoon ñu koy suivre waaye bépp déplacement bu mu war a def biti réew bu avion yi dooree dina ko def waaye nag moom du ci sóoraale benn yoonu Sénégal bokk na ci wàllu yoon ba tey ak kii di Thione Seck ñeel wàllu faux billets yi ñu ko doon toppee mu mel ni parquet bi daal dina réquisitionné lu tolloog 5 années de prison boo mayul moom lañ koy daan moom Thione Seck ñeel wàllu faux billets yi ñu ko doon toppee wéetu ci benn yoon ndax mu mel ni am na ci ay complice ay présumé complice bokk na ci Alaye jiite moom moomee nag jàpp nañu tam complice la ci bi leen mbir waaye Thione Seck jàppale ni soo mayul dinañ ko daan juróomi atu prison ak 10 millions d'amende yoo xam ne wax na ko mën a verser. benn nu coow ñeel ay dëmboot moom nag mu doon ñaawlu rek doxalin bi ci réew mi ñeel Covid-19 ana nan la gouvernement Sénégal di xeexee mbir mi mu doon ay question d'actualité yi nga xam ne moom ay dëmboot di député au parlement yëkkati na ko waaye ba muy defee yooyu les révélations maanaam ay actualités yi mu posé suñu gouvernement bu Sénégal ñeel mbas bi ci réew mi dañ ko woo téléphone moom moo ko daal di xam ne def ko ay menaces de mort 17 heures la téléphone am daal di sonné ngir rek kooku mu doon àddool daal di koy def ay menaces yu doy waar moom ay dëmboot moo ko daal di xam ne leneen li nga xamante ne wàllu yoon la ba tey nemmeeku nañ ko gannaaw bu ñu jógee ci Korité mbirum sex tape yi xale jigéen yi doon siiwal ay vidéo yu doy waar te ay xale yu ndaw lañ ñoom ñëpp ay adolescents lañ juge bi nag daal dinañ am ay daan ñu jëmale ci xale yooyee benn weeru prison dinañ ko tëdd waaye dinañ leen yóbbu ci centre de rééducation centre yooyu nga xam ne xale yi dañ leen jubbanti yar leen ba ñu mën a delluwaat ci yoon bokk na itam ci xibaar yi gën a fës ci semaine bi nga xamante ne ni moom lañ gën Ligue des oulémas ak imam yi maanaam imam yi fare fi ci Sénégal wargal këpp ñoom ñoo daal di yëkkati ay kàddu ne doy na nañ daal di tijji jumaa yi ndax
ñu mën a daal def ay ñaan. ñoom nag daal dinañ xam ne ni vendredi kenn julleetu ko jot nañu daal di ci jumaa yi waaye ñu xam leen ni rek ñoom dinañ jël seen matuwaay ba feebar bi ba ñëw jóg. en quoi faisant dañuy def respecter mesures barrières yi gesticulation yi nga xamante ni wax nañu ko dañ koy daal di limité moo jëm ci joxe loxo waaye itam leneen li mooy takk masque ñoom dañ ci soob seen loxo def seen képp kàttan ba feebar bi mën fay jógee waaye nañ daal di tijji jumaa yi yokk nañ ci xam ne képp ku ñu xam ne mat nga am feebar chronique mën ngaa toog sa kër bañ a ñëw si jumaa yi julli ñoom li lañ xam ne ngir rek ñu daal di mën a wëyal julli ji ndax Sénégal mbas mi mën fee jóge waaye tam jàmm mën fee am dañuy daal di jeexal ndaje bi ak Actu7 daal di wax si situation du jour ñeel mbas mi ba tey jàppale ni nag ni ki samedi tey 20 juin 2020 am na ci ay cas yu ñu nemmeeku lim bi toll na ci 144 cas positifs yokk ci liñ jotoon a am waaye ni ki démb tamit li ñu fi nemmeeku moo di am na ñetti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan cas importé yi nag dellu si waat na lim bi toll na si benn dong ñu ko nemmeeku ci aéroport international bu Blaise Diagne saa si nag lu toll ci 6 cas grave aussi daal dinañ ko nemmeeku ba feebar bi duggee si réew bi ba tey ñu ngi noonu lu toll ci 1247 maanaam test daal dinañ ko def loolee nag li ciy tey la waaye tamit lim baa ngi gën di yokku leneen lu ñu nemmeeku mooy si 144 yi ma jot a lim léegi mooy cas positif yi daal dinañ ko répartir entre cas communautaire ak cas contact cas communautaire yi daal dina toll si 123 ou plutôt 123 cas yooyu ay cas contact suivi lañ cas communautaire yi mooy cas yi nga xamante ne ni nit ñi xamuñu fan lañ ko jëlee toll na si 20. kon nag mi ngi noonu 144 positif moom lañ am tey ñetti doomu aadama jot a ñàkk seen bakkan démb yokk ci lim bi maintenant ba feebar bi jotee dugg ci Sénégal ba léegi ñu jot a ñàkk seen bakkan toll nañ ci 82 personnes ñu leen di ñaanal yàlla daal di leen yërëm naka noonu ñu ndax keppaat Actu7 di leen ñaan ngeen daal di desandi di woy ci suñuy programme Galaxy TV International man Youssouba Gueye ma leen di jox rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah, au revoir. Bienvenue dans votre chaîne Galaxy TV International, la chaîne purement culturelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, tapez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification pour avoir tous nos programmes.